Bienvenue sur la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé mbégte kontaante lay doon ci janoog yéen saa su ne mais également boo xoon nañu ay jotaay yoo xam ni képp koo xam ne rek am ngeen ci moom choix rawatina bu dee am ngeen yëg-yëg ci taxawaay bi nga xam ne mu ngi koy def ci askan wi moo xam ci culture ak ci lu mënti doon ñu baaxoo di am ak yéen ay jotaay yu leen di wettili kenn ku ñu dootul présenté vraiment ci culture Ami Collé de son vrai nom alias Aïda moom mi nga xam ne moo nekk ci série bii di doomu gaynde ñu baree bari ci askan wi également am ci choix lool moom la ñu seet si tey fii ci këram Ami rédaction Senbuzz ñu ngi lay gërëm ci dalal beeg disponibilité bi. di la jégalu aussi vraiment ci retard bi. non t'inquiète pas loolu ak liggéey bi ñoo ànd. merci beaucoup maa ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax ci Senbuzz ci seet si bi nga xam ne moom ngeen ma seet si tey. waaye di profité ci occasion bi di nuyu sénégalais yëpp di baalu ñëpp ak ci wari bi ñu jëm. dinañ ko fekkeem duñ ko fekkee yàlla rek a xam waaye ñaan nañ suñu borom bi fekk ko ci kattan ak mën-mën yàlla nañ ci yàlla yeggale ak jaam ci barke Yonent bi di nuyu ñëpp samay famille samay mbokk kër papa sama mbokk kër yaay waa Tëngéej waa Kel waa Dakar waa fépp nuyu naa ñëpp bàyyuma kenn merci beaucoup ñuy commencé di gërëm leader yëpp rawatina ki nga xam ni mooy suñu leader bu mag bi PDF Pape Djibril Fall borom TFM di ko ñaan yàlla defal ko jàmm mais également suñu sister Anta Babacar Ngom borom KFC pour tous ñu ngi leen di béggee bu baax a baax alors soxna Ami foog ñu dellu ci gannaaw tuuti ci sa parcours c'est vrai que nga nekk ndaw ñu teel a découvrir bu mu jumul ça fait 20 d'années yoo xam ni yaa ngi yëngatu ci culture rawatina lii di théâtre mën nga ñu dikkal tuuti rek ci sa parcours débutant bi nga xam ne ni jamono ji ngay nekk xale commencé théâtre nan la parcours bi demee woon sama parcours débutant ci théâtre di comme li ma wax ci li may wax saa su nekk rek nee naa xëy na théâtre suñu borom moo ma ci boole rek mais vraiment nekkul woon sax loo xam ne sama rêve la woon mais mbiru yàlla la parce que doomu aadama bu nekk suñu borom fi mu namm jaarale ci sa mbir rek fa ngay jaar ndax dañ ne yàlla noppi na démb tey soog a ñëw mais bokkul woon man ci samay rêve sama rêve du woon théâtre mais nag yàlla dafa def ni sama benn tonton bu ñuy wax Major Diagne moo ma fekk ma toog rek ni ma dama am benn série bu may waajal ak waa Mendes production bëggoon la nga jouer ñu ci benn rôle ma ne ko rôle jaam mu ne ma si ma ne ko loolu la mu ne ma théâtre ma ne ko tonton ma jox man maîtriser ma métier boobu mu ne ma mais sentir nañ la ci am nañ yaakaar ni soo ko defee mën nga am dara noonu laa tàggoo sama yaay bàyyi ma def ko muy sama première pièce boo xam ne mi ngi tudd Mujju Mbaraan ma def ko ak ki nga xam ne moom mooy Kouthia ban année la woon waaw loolu ça date de ça fait bientôt des années parce que c'était depuis 2000 ans waaye nga nekk xale je pense que depuis 2000 yaa ngi évolué si lii di milieu théâtre quand même nga nekk xale et puis ñu teel a découvrir macha allah donte ne amoo woon choix bi c'est vrai que métier bu nekk certainement dina ànd ak ay comme ni ñu koy faral di waxee ay mbir yoo xam ni certainement moo réalité bi ñooy ànd réalité milieu bi ñooy ànd effectivement ndax amul yoo xam ni certainement daan nga ko dund donte ne amoo woon choix destin dugal la ci ay mbir yoo xam ni souvent daan na la yóbbu ngay xalaat découragé ngay xalaat abandonné ci ay difficultés ak ay tentatives si loolu mënu ci ñàkk parce que xam nga métier bi dafa xaw a metti parce que c'est un métier boo xamante ne nii li may wax souvent rek mooy ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay won fi ngay teg sa tànk waaye dafa def ni métier bi ñi la jiitu ci néeg bu lëndëm dañ lay won fi nga teg sa tànk waaye ba noppi dañ lay won naka nga war a defee fii nga war a teg sa tànk war a teg fii sa tànk parce que man bi ma jógee ci Mujju Mbaraan dama joué ak Malick Ndiaye Far Cal bi ma joué ci Malick Ndiaye Far Cal nag ci laa commencé am amour bi vraiment tey comme man dama nekk nit boo xam nitu principe la lu mu bëgg dama ciy taxaw ci laa ne mais attends pourquoi pas ma dem intégrer ci biir troubam Libidor ci laa intégré ci biir troupe bi nekk fa ak ay ñoom Numbe Dieng ay ñoom Njaga Jaara pas mal de personnes Rose Ndiaye ñoom ñëpp ñu nekkandoo fi ñun ñëpp ensemble mu metti trop li ñu démarré ci Malick Ndiaye parce que ku ne xam na ni jamono Libidor troupe yi dañ doon def ay théâtre ci école yi di def ay théâtre ci yenn boîte de nuit yi di def ay théâtre aussi à la télé télé boobu ñuy wax RTS seen rajo bi Malick Ndiaye doon na fa animé di fa def ay théâtre dañuy ànd ak moom dem mais su fayee ku jotee ñoom moom seen xaalis donc du coup ñun ñi nga xamante ni jàng moo ñu indi parce que jàng la ñu nekk ci moment boobu te ki lay jàngal yaa ko war a fay waru la fay ma di ko nuyu de passage di ko ñaanal moom Malick Ndiaye Fara Cal fa mu nekk tey yal na ko gënal fi mu jógee parce que ku participer man sama carrière artistique ci la bokk moom Malick Ndiaye Fara Cal alors mu mel ni du évident quand même bu fekkee nekk nga xele aussi ñëpp xam nañ ni xëy na évolution am na ci par rapport ak bu njëkk yéen ba ngeen ciy nekk normalement gënoon a difficile ci moment boobu moment de galère yi lan moo la ci gënoon a marqué bi nga xamee ni xëy na Malick Ndiaye formé na la ba nga am choix wu continuer aussi. moment de galère yi li mu ci gën a marqué ci bi nga xamante ni ndeysaan dañoo dem ci benn festival bu ñu invité woon man ak sama benn frère Ndiaga Diarra festival bi c'était à Diourbel xaw ma Fatick je sais pas xamatuma Mbaye Ndiaye moo fa doon way musicien Ndiaga Diarra ni ma
Mbaye Ndiaye daf ñu invité pour ñu ñëw participer ci day def foofu benn concert benn soirée. ndeysaan bi ñuy jógee Dakar ñoo paasal suñu bopp dem fa la ñu yendu jour boobu ñu dalal ñu ci benn kër ñu nekkandoo fa bëgg du jot soirée bi démarré yàlla mi dara teewul soirée bi am ñetti nit bi soirée bi amee ñetti nit ñu retour maa ngi jege jaara amuñu paas pour ñibbisi waat Dakar. ah bon. amuñu paas te moment bi may toog. boobu fekk Leuz ndeysaan mon frère Leuz ma di ko nuyu de passage. mu ngi may woo ci benn pub boo xam ne dafa bëgg ma defal ko muy carte d'identité numérisée bi muy soog a génn. ma ne ko man de maa ngi jóge ba xaw ma Njaareem xaw ma Diourbel xaw ma fi ma jógee sax xamatuma fan la mais ñun amuñu paas pour ñibbisi mu ne ma il faut que nga débrouiller parce que 8h war na la fekk sur place et là bu fekkee 8h fekku la fi pub bi keneen lañ koy jox. te boobu du contrat moo la yóbbu woon. Diourbel contrat yóbbu ma. du contrat du dara parce que ñun des fois dañuy jékki-jékki benn artiste woo ñu ne dafa bëgg pour ñu jouer ko ci soirée am Mbaye Ndiaye ndeysaan ñu daal dem jouer ko ci soirée ba réussirul amuñu xaalis noonu lañ mujj débrouiller di yéeg ci oto yi di wàcc di yéeg ci oto yi di wàcc di yéeg ci oto yi di wàcc ba presque 6h 7h lañ dugg Dakar man dama dugg sama kër rek sama kër yaay daal di solu sangu sumeeku daw dem ci publicité bi nga xam ne moom la ma Leuz woowee bi ma demee ci pub ba nelaw laa fa nekkee woon tellement que dama sonn ndax oto yi boobu gërëng nañ ma ba sama yaram bi mënatul. D'accord donc ce qui veut dire que galère nga ci dem nga ci certainement. benn kii boo xam ne sans contrat mu juraloon ay difficultés pour nga ñibbisi. ndax évident woon na say famille ñi nga xamee ni certainement daawuñu yëngu ci culture ñu soutenir la gannaaw bi nga xamee ni aussi ñëpp xam nañu du évident quand même nga nekk ndaw di yëngu ci milieu boo xam ne maîtriser woo ko certainement xaalis bareegul évident woon na moment boobu ak nan nga ko daan dundee war a faj soxla yi wala am na benn liggéey boo xam ne aussi yaa ngi ko yoroon pour mu waaw xam nga nag man dama mës a gëm ni àdduna loo doon jigéen ak góor ñoo yam nit li mu war a gëm rek mooy fighting life pour mën a daan sa doole liggéey jàppale sa bopp jàppale sa waajur surtout que man j'ai vécu avec ma mère sama yaay la mës a vécu sama àdduna bien rek sama papa mi ngi fii kel ma di ko nuyu de passage ak sama tante bi nga xam ne ci moom laa yoroo jaxu sekk mais teewul sama yaay laa dundandool man mosuma am problème ak sama yaay bi ma ñëwee expliquer ko tamit dafa ne loolu kay du problème métier la liggéey la comme tous les liggéey mais l'essentiel mooy respecter sa bopp xam rek fi ngay teg sa tànk le reste yëpp garaawul su ma paree ci métier boobu damay jaay samay jaayu sew sewaan donc man mosuma am problème côté boobu si sama yaay sama yaay xam na doomam daal xam ne ne doomam ci lépp lu mu nekk c'est parce que ambition yóbbu na ko ci wala am na ci lu mu bëgg parce que dañ ne mag du fecc yel naa dee te weesu nañ jamono boo xamante ne nii nit da ngay xool ne lii kat dama ciy dugg te lu amalu ma benn avenir wala amalu ma benn avantage waaw ndax am na nga nekk jigéen aussi choisir milieu bi ay tentatives yoo xam ni certainement daan nañ la ko proposer même bu fekkee mësoo ko dund mu la daan jural aussi souvent nga bëgg a lâcher bëgg a bàyyi bëgg a décourager non mësul am nag li gars yi di wax milieu bi c'est compliqué affaire promotion canapé et tout non d'accord parce que dañ ni nit ki loo doonul taalibeem doo doon sëriñam te dafa am lu jiitu ci doomu aadama mooy avoir la foi en Dieu boo amee ngëm-ngëm ci suñu borom dara du la jaaxal parce que da ngay jàpp ni ci àdduna lu mënti am yàlla la et yàlla moom moo jiitu ci lépp boo jiitelee yàlla ci lépp nag am na loo xam ne yàlla mën na la ci sutura ba doo ko gis parce que man ñi ma ci jot a jànkonteel ñëpp samay frère la ñu parce que jaar naa ci ko mel ni Pape Faye jaar naa ci ay ñoom Kader Pechniko jaar naa ci ay ñoom Lamine Ndiaye ndem si yàlla si tonton Thierno Ndiaye Doos moom moo ñu yoroon nekkoon président ARCO national ñun ñëpp liggéey nañu ensemble mais man promotion canapé boobu ñuy wax ni dafa am man de ma part personnelle wax dëgg yàlla je touche du bois avec moom. alors mais est-ce que du ñi koy dund mooy ñi nga xam ne certainement amuñu qualification kon yéen da ngeen tarbiyu aar ba aar jaay leen en réalité. xëy na yéen loolu ngeen am mais est-ce que du aussi d'une part ñi koy dund aussi lu tax ñi nekk victime mooy li nga xam ne non seulement amuñ formation bi mais aussi amuñu ku leen encadré bañ mën a yegg foofu. loolu yëpp mën na nekk parce que xam nga li may wax moo ci nekk man tey bi ma ci soog a dugg xaw ma woon dara tey bi ma tegaatuloon samay théâtre démb su ma ko ñëwaatoon tey dama koy defaraat dina am ay rectification yi ba xam ne dinaa koy rectifier donc bi ma demee ba gis ko ba bëgg ko sentir ko dama dem def ay formation pas mal de formation li ma def ci ay formation mënu ma la wax nu mu toll li ma am ci ay nan laa ko mën waxee ay trophée formation xawma nu mu toll dama naan këyit yi bu doon te ne xaalis la tey ji nekk naa milliardaire donc dama dem jàngi ji ko gëstu ji ko xam ko pare nag toog parce que comme produire ma sama boobu dañu may produire damay def rek li ma war a def nag toog xaar ñi nga xam ne ñu producteurs yi ñu sentir la choisir la wala seen liggéey nga liggéeyal leen Ami ñu teel la découvrir mais bu weesoo ren aussi en 2021 bi nga bokk ci ñi nga xam ne xëy na ràññee nañ leen xawoon nañu toog benn instant boo xam ne gisuñu la franchement ci production yi lu waraloon benn moment gisatuñu la woon damaa sëyoon damaa duggoon ci sëy d'accord
dama dugg ci sëy après yàlla def ma am doom te ku ne xam na ni doom parfois boo nekkee en état de grossesse pendant 9 mois tu seras obligé toog rester benn coin et dafay baax tamit nga tette sa doom ne bien vrai que Mohamed bi muy am 3 mois joué waat naa théâtre ci biir parce que sa jëkkër ji ma yàlla boole loon amuloon problème mu le fait que ma war a dem joué ji théâtre mais benn instant te man maa bëggoon a concentré wu tuuti ci sama vie familiale xaw a gérer tuuti sama situation famille xaw a gérer tuuti samay doom soo ko ñëw relancé waat ci li nga xam ne moom mooy milieu bi super bu mu jumul Duman aussi indi nga fa touche bu am solo lan moo la gën a marqué ci Duman li nga fa joti joué rek ci lu ab ngir ñu mën a avancer rek ci li nga xam ne jot nga ko fa joué séquence boo xam ne marqué na la Duman séquence bi ma ci gën a marqué mooy fi may toogee di raconter histoire sama jaar-jaar ci milieu bi mooy fi ma naan Penda milieu bi ma nekk tey sama papa daf ma daan dóor su ma demande répétition te teewul su ma xëyee damay delluwaat encore répétition parce que li tax mu gën ma marqué foofu mooy foofu dafa tënk suñu histoire ñun les artistes comédiens parce que tey xëy na man yàlla dogal na ni am naa sens sama waajur amul problème ci li nga xamante ne moom mooy métier bi waaye am na ci xale yoo xamante ni vécu nañ ci loo xam ne buñ la ko waxee tey doo ko gëm en plus de ça mu nekk milieu boo xamante ni léeg-léeg dañ lay étiqueté loo xam ne du yow parce que tey mën nga jouer benn rôle ñu étiqueté le rôle bi et or que rôle boobu du yow parce que dama naan mbubb boo sol la rek soo pay da nga koy sumi nekk ci leneen parce que tey Ami Collé en tant que artiste comédienne Aïda bi ngeen fekk ci Doomu Gaynde mu nekk Maada ci Duman du moom ngeen fekk nii mu toog personnage la rek boo xam dañ koy jouer mais sénégalais yi amuñu vision boobu looloo taxoon Duman rôle boobu c'est loolu xawoon ma ci neex trop ma amaat ci aussi beneen surprise boo xam ne daf ma neex tellement que ce jour là j'ai même pleuré mooy yàlla dafa def ni bi may dugg ci métier bi dafa am koo xam ne moom moo nekk sama idole muy Mersën Sène bi mu seetaanee Duman moom bokk na ci premier artiste yi ma njëkk a woo apprécier li ma def ça m'a beaucoup touché parce que keroog Mersën dafa jooy la ma man sama bopp te plaisir la yàlla def ngay roy ci nit ba tey mu gis dara ci yow apprécier ko loolu plaisir gënu ko rëy ci àdduna Mersën Sène ma di ko nuyu de passage di kontaan trop ci geste boobu mu def parce que geste la boo xam ne daf maa touché au fond du cœur parce que woo na ma plusieurs fois mënu fexe ba jot ma mais bi ma jotee dafa kontaan ne ma bi ma la seetaanee tey dama yëg sama bopp ci yow kon man mën naa ne admina parce que bu fekkee kii sa idole ki nga xam moom nga idole ci milieu bi mu seetaan la am benn appréciation bi ci yow am na loo xam ne bu la ko waxee mooy ça veut dire que bu dellul wax alhamdulilah rabbil alamin loolu moom a gën a neex ci li nga xam moom mooy Duman am réalité aussi boo xam ni gis nañ ko ci Duman nga nekk madresse boo xam ni vraiment xëy na yombul nga gérer ay doom yu jigéen donc nan nga ko dundee socialement da nga judd ci famille boo xam ni nga baal ma certainement sa waajur dafa amoon ay doom yu jigéen rek wala éducation bi gis nañu rôle bi vraiment quand même en dehors de scénario bi aussi dafa mel ni yomboon na ci yow pour nga dund ko lu waral loolu exactement li waral loolu mooy scénario la et puis mu nekk scénario boo xam ne képp kuy jigéen rek jàngat la ci yow parce que Alioune Ndiaye bi nga xam ne moom mooy directeur kii PDG bu Pikini Production mu di ko nuyu de passage mook jabaram franchement li muy bind yëpp dafa xam ne luy am ci société bi ñu nekk la comme par exemple man li tax mu gën a yomb ci man mooy dama vécu ak sama yaay mu nekk jigéen yàlla na toog ay doomi jigéen ma doon jigéen yàlla na tomb ma am doom bu jigéen waaye nekk responsable tamit jur ay doom yoo xam ne sax duñ samay doom yoo xam maa leen su ko jur mais ñi nekk ay jigéen ñi nekk ay góor et là damay ne man kilifa laa parce que kilifa kenn ku ci nekk yàlla moo koy def ci doomu aadama parce que kilifa du milliardaire ba du millionnaire ba du nit ki ñuy tudd kilifa yàlla moo koy def ci nit te yàlla moo lay def benn responsable boo xam ne dafay nekk ci sa kaw tey je suis responsable parce que maa ngi ak samay njaboot et du ma ni gënuñu ñëpp mais xam naa ne kenn gënu leen ci lu neex yàlla nag parce que yàlla moom mooy baaxal kenn du ne samay doom dañoo baax wala samay doom dañoo bon mais yàllaay baaxal kon bu la yàlla suturaale dimbal la te nag dund gu sotteegu lu na da cee xaj waaye dañuy ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko yar bi ne ci ñun suñu waajur def ko ci ñun muy éducation bu normal yàlla ñu suñu borom dimbali ba éducation boobu nekk suñuy doom ba keroog ñu sàngu suuf ci barke yonent amiin yaa rabbi ci barke yonent yàlla Muhammad comme ni nga koy waxee ñuy jaajëfal leadership alors Doomu Gaynde aussi duñu toog ak yow te waxtaanuñu ci vraiment mu nekk série boo xam ne aussi am na originalité par rapport ak choix bi nga xam ne aussi vraiment sénégalais am nañ ko ci ngir ma appuyer la rek mu mel ni scénario dafa bokk ci li nga xam ne vraiment mooy jaay série effectivement dafa mel ni originalité bi am na ci solo ami pour ñu avancer parce que vraiment wax nga ko c'est vrai que amaat nañu beneen choix ci yow à travers sénégalais yi amoon nañ ko ci yow mais dafa mel ni aussi bokk na ci li ko gën a dëgëral mooy scénario yi nga xam ne certainement moom lañ la jox
waaw xam nga scénario dafa am importance may nuyu Mass moom mi nga xam ne moom moo produire Doomu Gaynde waa level xom production. Scénario boobu dafa am solo parce que sénégalais yi dañ soxla loolu parce que boo xoolee léegi luxe bi dafa bari lu ñu wane lu bari léegi luxe la et du coup Sénégal du luxe rek moo fi am Sénégal am na yenn quartier yoo xam boo fa demee da ngay naan est-ce que ñun réellement Sénégal la ñu nekk. parce que tey li ñuy wane rek mooy lu rafet rek la ñuy wan doomu aadama yi dëgg la nag àdduna ku sañoo di dund lu rafet. mais yàlla mooy bind tey yemalewul di joxe tey yemalewul. tey day jox kii lii kii mu jox ko lii kii mu jox ko lii. et ñuy bàyyi xel que ni am na ñoo xamante ne seen situation de vie dafa métti boo xamante ne ni jéggi na dayoo. en dehors de vie de luxe bi aussi am na yeneen message yoo xam ne vraiment société bi soxla nañ ko à travers xëy na scénario yi nga xam ne moom la ñeneen ñi di bind. scénario tout le temps dafa nekk loo xam ne scénario bu li Thione Seck ndem si yàlla si di wax ni way bu yëglewul yeetewul nekkatul way ay naxaate la. waaye scénario boo ko tegul ci yoon yeddeetoo waxatoo liy jëriñ askan wi wala jàngaloo askan wi nekkatul théâtre ay naxaate la. te dafa jot ñuy jàngal askan bi parce que tey du ma ne waajur rek mooy jàngal doom dina jàngee ci mbedd parce que tey boo gisee ki la dàq tukki ci àdduna moo la gën a xam àdduna. que ki nga xam ne mi ngi toog rek benn place xamul dara. waajur day yar mais mbedd aussi day yar. parce que léeg-léeg sa éducation am na ci benn moitié boo xam ne say waajur ñoo koy def ci yow mais am na ci benn moitié boo xam ne mbedd bi ñoo koy def ci yow am na beneen boo xam ne yow yaa koy def ci sa bopp parce que nit ku nekk yaay tàggat sa bopp ci lu baax. que ci lu bon. mais scénario yi li tax parfois ñu ci war a gën a mën a bàyyi xel que dañoo nekk ci benn dëkk boo xamante ne ni ndaw yi dañu mën a roy ci ñi nga xamante ñoom ñooy les artistes yi nekk ci à la télé. tey da ngay gis benn Ami Collé sol benn robe bu fekkee robe bi du robe bu décent mais sama fan sama soppe ki nga xam ne ma bëgg pour roy ci loolu day yomb. parce que tey am naa samay càmmeñ yoo xam ne dañ ma naan sama doom dafa gis nga sol lii nee na tabaski korité bi moom lay ñaw bu fekkoon la ma sol man nekkul loo xamante ne nii lu yiw la. wala mu nekk lu correct xale boobu bu ko solee mën na nekk loo xamante mën na bañ a yiw ci moom wala mën na bañ a correct. moo tax kon scénario yi dafa am solo ñu koy tegginal. pas tegginal sax parce que Sénégal lu nekk nga fi parce que ku nekk am nga sa choix def lu baax ku nekk am nga sa choix def lu bon. am na réalité yu ñu war a mën a wane réalité yoo xamante ni war nañ ko mën a wane. ba xale yi nga xamante ni ñoom ñooy toog di seetaan télé ak seen i waajur ñuy bañ a toog benn parole traversée xale bi mën ci frustré wu. wala bu dee day amit ñu def interdit au moins de 16 ans bu ko defee xale boobu war a mën a xam ni kat lii c'est interdit au moins de 16 ans la donc war ma toogandoo ak sama waajur seetaan ko. c'est très important. alors nga am ci taxawaay boo xam ne vraiment mën nañu wax ni jigéen gu brave la goo xam ne aussi vraiment bokk na ci li ko gën a intéressé di sacrifier wu ngir njabootam. loolu aussi loo dund la wala exactement message bi nga xam ne moom nga bëgg jàllale foofu aussi da nga ko yëg en tant que koo xam ne mère de famille la d'une manière générale. xam nga ñun ay artistes lañu. te mbubb mu ñu solal dañ koy sol mbubb bi moo xam mbubb ku amul dara la moo xam mbubb ku riche la mbubb bu ñu mënta sol dañ koy sol li tax nag rôle bi foofu mu neex ma. parce que day wane ni vraiment artiste dafa war a polyvalent c'est pas question que tey journalistes yi ñëw nañ jël maa ngi maquillé wu def sama perruque non fait dañu soxla ma def naturel damay naturel parce que ñëw ma ci pièce bi pour jaay sama bopp. mais par contre dama ñëw ci pièce bi pour jaay pièce bi nga xam ne moom lañ ma liggéeyloo muy Doomu Gaynde li scénariste bi soxla li réalisateur bi soxla moom laa koy jox loolu mooy wane ni. artiste day bari ay facettes day bari ay technique keneen ki ma soxla ci man maquillage bu saf dama ko koy defar parce que loolu la soxla mais keneen ki ma soxla te soxlawul ci man lii naturel bi la soxla naturel boobu laa koy defar. mu mel ni message bi aussi vraiment c'est intéressant parce que wax nga ko certainement bari na ci askan wi ñoo xam ne aussi li nga wane moom la ñu dund ak seen i ay parents. ñu ci bari ci ñoom sax entre guillemets dañuy nekk ci famille boo xam ni sa waajur mooy débrouiller pour ñi nga xam ne ni jigéen ñi entre guillemets ñooy sonn ngir njaboot gi d'une manière générale. loolu moo am Sénégal. voilà juste moo fi gën a bari Sénégal boo xoolee majeure partie bi couple yëpp jigéen ñoom ñoo ciy gën a sonn bien vrai que tuuti léegi sax mën naa ne mi ngi am tuuti changement. mais boo xoolee autant jigéen moo doon gën a sonn ci ay doomam que góor. du ma ne góor sonnul de ndax kër fu mu baaxee góor baaxal na ko waaye jigéen baaxal na ko waaye boo xoolee coono bi nga xam ne moom la jigéen di daj pour ay doomam. daaw di fekk góor. ba nii sax fekk ci góor jigéen moo gën a sonn ci doom que ñu nangu ko que ñu ñàkk ko nangu ça existe bien vrai que am na ay règles yoo gis am na exception am na góor ñoo xam ne tey seen doom moo leen gën a lu ñu am ci àdduna lépp lu ñuy def dañuy daw ngir indi jox seen waa kër seen doom ak seen jabar ñu lekk naan mais jamono bii tamit am na ñoo xamante ni nii ay góor lañu mais seen bopp sax lañ gën a bëgg que yow mi nga xam ne yow la ñu nekkal
ndax dina la arrivé léeg-léeg nga jouer en tant que mère aussi sa xel dem ci moment bi nga xam ni yaa ngi koy jouer sa xel dem ci sa waajur bu jigéen nga xalaat ni vraiment aussi sama yaay certainement mas na dund ak man lu mel nii wala nga xalaat ni lii bu doon sama yaay la en tant que mère nga am yëg-yëg boobu. question boobu paasal mu dem ma yàq sa émission demal ci leneen. baal ñu rek soxna Ami non en fait c'est-à-dire liñ ci bëgg rek soxna Ami liñ ci bëgg mooy askan wi xam c'est-à-dire bu fekkee ne actrice nga dafa am loo xam ni société bi moo la ko jàngal dafa am loo xam ni sa yaay moo la ko jàngal moo la ko xamal moo tax nga am faaw def ko pour mu yomb loolu rek foog nga leeral ni mbokk yi bàyyi xel la chaîne de da nga yàq sa émission. non s'il vous plaît. c'est-à-dire paasal foofu mu dem. non ci lu tënk rek foog nga leeralal ñu quand même. sama yaay paasal. soxla rek waxtaan wi moo ko laaj en dehors de li nga xamee ni aussi ay actrices ngeen askan wi am ci yéen choix dafa am loo xam ne aussi dañ ko def ci yéen culture def ko ci yéen mais également am na loo xam ne seen i waajur ñoo leen ko jàngal réalité bi mooy askan wi xam ni ñi ñuy bàyyi xel sur la chaîne des leaders ak actrices yi ngeen am si ñoom choix aussi am na ci loo xam ni dañ koy jouer mais en tant que nit aussi dafa am yëg-yëg bu muy def ci ñoom looloo waral xëy na ñu bëgg rek nga indi ci ay leeral ngir mbokk yi bësal sa xol soxna Ami. lan moo la gën a touché ngir ñu avancer rek soxna Ami ci li nga xam ne mooy sa waajur bu jigéen s'il vous plaît mën nga ko may mu shawar foofu s'il vous plaît. góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla moom soo buggee feex fii ak fële jàmm ndax nga doxantoo aljana. c'est bon soxna Ami bësal sa xol rek ñu avancer s'il vous plaît. bësal sa xol soxna mi ñu avancé bësal sa xol. alors ñu avancé ngir ñu avancé alors comme dafa nekk loo xam ne vraiment dafay tooyal sa xol je pense que lu normal la aussi mère de famille nga bu ma la doon laaj aussi am na ci biir série bi ñoo xam ni say doom lañu bu mu jumul mooy Aïda exactement ak ki nga xam ne mooy Assane lan mooy sa relation ak ñoom en dehors de série bi bësal sa xol soxna. Aïda mooy sama caatu yaay moom la fi sama yaay bàyyi dem. Assane sama doom la comme ni ma juree Mouhamed rek. donc kon Aïda sa rakk la en réalité. sama caatu yaay. sa yaay dafa génn àdduna bàyyi la ak également en dehors de njaboot gi nga xam ne yaa leen jur mais ak say rakk aussi nga yor leen. bi ñuy am ak jotaay mooy kii di Ami Collé bi nga xam ne ñu bëree bëri ci askan wi ràññee nañu taxawaayam ci culture ñuy jégalu bu baax a baax message bi rek moo di ne ñun ndaw ñi kenn ku nekk si ñun gën a farlu ci fonk say waajur gannaaw bi nga xam ne ni ñëpp xam nañu ci diine obligation la ci nit ki nga jaamu sa borom. comme ni nga xam ne ni obligation la comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana mais obligation la aussi bu say waajur di dund nga profité wu ci moom kéemtalaay kattan ba dab seen bànneex comme ni ko yonent yàlla Muhammad xamalee ci hadis ni daanaka bu fekkee ni am na jaamu yàlla boo xam ni dina wér bokk na ci li nga xam ne dina wéral jaamu yàlla dëgëral ko taaral ko rafetal jëm ci say ñaari waajur mu mel ni message boobu ci série bii di doomu gaynde gis ngeen Ami sacrifice yi nga xam ne mu ngi koy def ngir njabootam en revanche li société bi di xaar ci moom diine di xaar ci moom rek mooy mu gën a doom yi gën a farlu ci jox cër ki nga xam ne mooy seen waajur fekk mu ngi nekk ak ñoom Ami mu mel ni message bi di nga ma baal rek nga jëmale ko ci askan bi ndaw ñi aussi surtout message bi mooy ñu gën a xam valeur yi nga xam ne moom la waajur am mais également sacrifice yi nga xam ne aussi yéen waajur yi di ngeen koy def d'une manière générale. xam nga waajur moom balaa nga xam valeur am rek mu wan la ginnaaw parce que tey ku sañoon boo yeewoo gis sa yaay gis sa papa waaye nag comme woyul li may wax chaque jour rek mooy yow sax moom moo sa bopp ñun ñëpp yàlla moo ñu moom te li ko neex rek lay def parce que ku sañoon saa jour bés bu yàlla sàkk boo xëyee gis sa waajur
waaye waajur am na am solo ci doom boo xam ne na ci ñëpp gën a góorgóorlu daal. incha allah parce que du yaay du foo. yaay du foo na ci ñëpp gën a góorgóorlu c'est très important. incha allah alors ban séquence moo la gën a marqué Amy nga bës sa xol rek ñu avancé ci doomu gaynde. doomu gaynde séquence bi mu ci gën a marqué mooy séquence bi nga xam ne Assane dafa am yaakaar ci xaalis bi mu dajale woon. def ko ci pot di ko condamné di ko dajale parce que loolu jom la. nekk xale teewul am jom. xam nga ni sama waajur amul sama papa amul sama yaay amul waaye yaa ngi dem di débrouiller pour mën a bokk ci final boobu. pour au moins mën defar sa avenir en tant que xale. séquence boobu keroog bi Assane xëyee dajji condamné bi. xool ni condamné bi jël nañ ko mu am yar ak teggin bu toll ni romb papaam xam na ni lii dañ ko jël te du kenn ku dul papaam mu romb ko waxul. romb ma man yaayam waxuma daal di avancé ndeysaan dox xol bi naqari keroog bi ma koy seetaan man sama bopp dama jooy. daf ma ni comme si joué ma ko parce que tellement que dama am ci moomu yërmande. ndax dama ni xale bi débrouillé ba am weccatam bi naroon ko def ci concours match bi am. yaakaaram tas daf ma ni comme si dama ko dund. waaw ak beneen séquence bi nga xam dañ ma ni Assane jàpp nañ ko police. séquence boobu bu ma ko nattee ci sama doom bu ma sukk jur. d'accord douleur bi waajur di ressentir. bu sa doom amee naqar. douleur boobu rek laa ressentir. moom nga doon yëg moment boobu noonu. bi xale taalibe bi deewee tamit boobu tamit sama beaucoup touché. parce que boobu moom. ndeysaan dama tëdd sama kawlal parce que bi may seetaan film bi sax il faisait presque ay 5 heures du matin. laa jékki-jékki commentaire yi di wàcc sama téléphone bi donc j'ai rien compris nga ñenn ñi di capturer yenn image di ma yónnee. tellement que les gens dañu jooy. ma ni waaw. nit ñi lan lañ nekk di jooy ci séquence bi nii ma daal di ko seetaan sama benn copine ndeysaan aji siis woo ma ni ma tey danga maa jooyloo Collé ma ni ko lan la aji lan ngay jooy mu ne ma tey c'est film bi dafa mel ni comme si réalité la ci man ni nga toogee noonu feebar xam nga xale bi dee ñu mujj gi finalement ñu lay kettal pour faj la dafa mel ni comme si dëgg la ci man ma ni waa xam saan film bi ci laa cliqué sama téléphone ci YouTube xool ko man fi ma tëdd maa ngi tëdd ak sama benn xarit Maada bu Ndaar ma di ko nuyu de passage sama xarit boobu après man dama jooy maa de deful lu gestu rek seen ma may jooy yow lan la ma ne ko ndeketee émotion bi nga xam ne moom la nit ñi sentir ci film bay jooy yow moom nga yëg man moom laa yëg nii dafa mel ni comme si dëgg la ci man super dinañu bës sa xol rek ngir avancer tuuti rek bala ñoo jeexal soxna Amy découvrir nañ la aussi ren nga liggéey ak ñi nga xam ne ñooy waa SP ak ki nga xam ne mooy suñu grand Ndiaga Ndour alors mu mel ni aussi am na touche vraiment boo xam ne indi nga ko loolu tamit li ngay joué ci Baye gis nañu statut bi nga xam ne taxawee na ko di la fitnaal góor goo xam ni réalité boobu lan lay def ci yow exactement boo koy joué mais également boo ko doon dund aussi ci société bi. non sax foofu moom. foofu beneen affaire la parce que foofu dafa neex ba nga xam ni dañuy pare sax ñëpp a daan tocculee te ku ci mel ni Aba. no stress sama frère ma di ko nuyu de passage mu nekk nit ku baax moom boole ci projet boobu. yàlla def ma daje fa ak samay mbokk artiste rek parce que Baye ñoo bokk milieu bi du tay liggéey nañu man moom ak Saneex sama frère ma di ko nuyu de passage liggéey nañu bu yàgg sax ma daje fa encore ak yeneen tête yoo xam ne ñun ñëpp xamante ne ku ci mel ni Cocotte on se connaît ku ci mel ni Mamran moom maa ngi koy soog a découvrir ci série bi nii laa ko découvrir mu nekk daal une équipe boo xam ne c'est une équipe de jeunes ñu baax trop oyof ba comme c'est pas possible Baye moom ñoo bokk milieu bi moom presque moom it dafa bokk ci artistes yi nga xam ne dafa mbapat kon bu ñëwee ren toj télé bi da ngay xam ne vraiment kii du loo xamante ne nii lu bees la ci moom mais luy nelaw la ci moom ñu yee ko alors mu mel ni polémique yi jur xam naa bala ñuy jeex rek polémique dinay juddu wax nañu ko touche bi nga xamee ni à travers doomu gaynde ak duman réalité yi ngeen indi nga xam ne askan wi vraiment ñëpp a ko apprécier te amul benn polémique boo xam ne jur na ko d'une façon négative évidemment moom la ñu bëgg a wax mu mel ni am na message boo xam ne aussi war nga ko lancer ci ñi nga xam ne ñooy producteurs yi donte ni gis nañu ni cinématographie am na avancement monde bi changé na ñu bari gis ni aussi à travers yenn séries yu bari message yi léegi méngoowutuñu ak suñu culture en réalité kon par rapport ak évidemment li nga xam ne ni wane ngeen ko yéen du man ak li nga xam ne mooy doomu gaynde réalité bi mooy am na lu ñu war a mën a wane ci dëkk bi te duñu jéggaani li nga xam ne ni xëy na moom la fi mag ñi bàyyi
waaw est-ce que tamit nekkul ni affaire bi choix la rek. moi je me suis dit que ni choix la par rapport ak producteur parce que kenn ku ci nekk. yaa ngi fexee jaay li nga xamante ni moom mooy sa li nga def. li nga def nag lu bon amu ci lépp lu baax la mais c'est juste que nit kay tànn. yaay tànn rek choix la ci population bi ñu tànn kenn ku nekk xool li nga bëgg rek nga seetaan ko. kenn ku nekk xool li nga xamante ni moom nga yëg ni lii kat su ma ko seetaanee peut-être dina ma am lenn lu may servi. nga seetaan parce que série yi fii daw yëpp. Sénégal ñëpp a koy seetaan Sénégal ñëpp ñooy seetaan série ñun damay ne chaque jour ñun ñëpp ñoo bokk ay fans ki ma fan man moo fan kii même chose la ki lay critiquer sax par contre bu dajeeg yow moom moo lay fan parce que ñun ñëpp benn bopp lañ kenn mënu koo xar ñaar mais nag ñu gën a bàyyi xel que ni les artistes dañ fi nekk vraiment di def seen art muy liggéey ci ñun liggéey la ci ñun te dañ ni l'art ne nourrit pas son nom mais par contre ñi ngi sant yàlla parce que li ma wax chaque jour moo ci nekk nee naa nekkul ne art bi moo ñuy fay justement loolu sax question la boo xam ne ñu bari ñu ngi koy laajte est-ce que en réalité choix bi nga xam ne askan wi ñu ngi koy am ci yéen par rapport ak produit yi nga xam ne yéen a ngi koy joxe est-ce que le milieu bi mi ngi fay bu baax soxna Amy certainement question la boo xam ne ça fait un moment boo xam ne ñu bari ci askan wi aussi moom la ñuy posé ngir bëgg a xam exactement seen tolluwaay ci li nga xam ne mooy ci li ngeen di def. milieu bi mi ngi fay de xam nga lu fi am moom choix jël wala bàyyi mais mi ngi fay liggéey lu wuñ kenn te fayuñu leen mais c'est surtout choix la rek yaa am sa choix ni ku ma liggéeyloo daf may fay. parce que damay am choix boo xam dama ne ku ma liggéeyloo fayoo ma je préfère tëdd ko sama kawlal. ñenn ñi aussi ñeneen ñi nga xamee ni certainement ñoo bëgg buzz am na ñi ci nekk aussi ñoo xam ne certainement defuñ ko liggéey buzz lañ ci bëgg. ñoo yàq milieu bi ok. ñi ko def buzz. ñoom ñoo yàq milieu bi. super parce que tey li nga nàmp du ma ne sax li nga nàmp mais li nga xam ñu tàggat la ci bi nga nekkee ndaw ba ni nga nekkee mag yow xamoo lu dul lii kooku wutoo ci buzz kooku ak nu mu mënti demee yow liggéey nga ko def mais ki nga xam dafa ko liggéey buntu rek la ko def dafa am ñoo xam ne porte ouverture lañ ko def parce que art porte ouverture la pour nit ñi xam la nga dem lancer sa leneen loo xamante ni moom moo nekk ci yow bokkul ak ki nga xam ne nag xamul lu dul lii bu mu juddoo ba tey moom la xam mais pour bañ di ci sonn de trop damay ne àdduna dafa toll foo xam ne nit day boole 5 métiers yu bokkul il faut pas ñu focaliser wu rek ci benn métier art bi d'accord yaa ngi ci mais wuta leneen loo def man tey yemuma ci art kese damay nekk ci art mais en même temps dama am sama tailleur bu may ñawal damay ñaw maa ngi sama yeneen petit business damay jaay disons styliste nga da ngay yëngu ci mbiru mode damay yëngu ci mbiru mode en même temps damay jaay lépp laay def super damay bàyyi jaay ay bagage du bàyyi bagage tout clip dama koy jaay sama sœur bu indee bagage dañuy bokkandoo ñu jaayandoo ensemble donc du nit ki da ngay concentré wu rek yem benn place ni man kat lii rek laa bëgg a dund da ngay am vision bu sori parce que tey du milieu bi kese rek moom moo la mën a jox li nga bëgg yëpp ci sa àdduna li nga bëgg sa àdduna d'accord milieu bi ouverture la ci pour nga am ko forceel weccet bi nga ciy am nga xool noo ciy def ba am leneen loo ci mën a liggéey pour mu jur dara pourquoi pas nga ñaan yàlla di voyager dem partout dans le monde di nekk say propre business yoo xamante ni dina mën a am benn rentabilité par rapport ak milieu bi kese. c'est sûr dernière question est-ce que du regretter ci yow donte ni jël nañ sa temps soxna Amy mi nga xamee ne ci leader yi la bokk bu série bii di Doomu Gaynde moom la ñu fekk si fii tey sur la chaîne des leaders tey ci këram ngir am ak moom jotaay dernière question soxna Amy mooy ndax du xaw a difficile souvent en tant que mère en tant que responsable entre guillemets ngay évoluer ci milieu bi aussi. non man de awma ci benn tolof macha allah parce que yàlla daf ma nattoo ak ma am ay rakk yu ma déggal ndax fi mu doon méttee mooy tey comme par exemple dem war a jot te du ma am ko ma bàyyi sama kër mais macha allah da yàlla daf ma booleek rak yoo xam ni bu ma fi nekkul fukki fan sax sama xel day dal ndax damay xam ne tey place bi sama yaay waroon a toogee war maa uufal sama njaboot place boobu la sama rakk toogee muy Amy Collé Diallo ma di ko remercier du tout cœur parce que fu ma mënta dem sama esprit tranquille ndax dama naan sama rakk mi ngi fi lépp lu war ci samay doom da koy def ndax ni ma juree doom yooyu noonu la leen juree ndax danaan man aw ma doom bu ñu ma jur mais am naa ay doom ndax Collé jural na ma ay doom kon sant yàlla en tout cas duñ la bàyyi rek lu dul nga lancer sa dernier message ci soppe yeeg fans yeeg ñi nga xam ne vraiment porte nañ choix bu rëy ci yow Amy Collé xanaa di wax merci à tout le monde di wax merci sénégalais yëpp nag aw ma seen fay dama koy wax chaque jour parce que àdduna boo nee tëll ñëpp ni gongo yombul xëy na sax dina am ñu ne ñoo xam duñ ne gongo mais daal sant ñi ne gongo ak ñu ne wul gongo yëpp ñu ngi leen di sant ndax ni métier bi c'est pas facile liggéey la bu metti da ngay dem ba sa da ngay sonn ba sax dootoo xam sax ban façon nit nga tellement que coono bi daf lay jàpp mais sant yàlla ndax lépp a gën tëdd nelaw lépp a gën tëdd nelaw nag na ñëpp ñafe ñëpp jug liggéey jàppante booloo doon benn lu waaye wërsëgu nit nekk wërsëgam
ngir yàlla ñu bàyyi ko ak moom parce que c'est important tey nit gis benn buntu boo xamante ne ni nit war na ci mën liggéey yow en tant que nit nga ne ko diw kaay ñu bokk liggéeyandoo ci buntu bi nañu ubbi porte yi buntu yaa ngi fi tëjuwul dara tëjuwul nit ñee tëju rek mais dara tëjuwul nañ ubbi lépp ñi ci war a bay seen waar ñi yàlla def seen wërsëg nekk ci ñu bàyyi kook ñoom seen wërsëg nekk ci donc je crois que ni loolu mooy li nga xamante mooy tax yëf yi avancé ñëpp jëm kanam parce que ñëpp bëgg a jëm kanam nee naa kii yor loxoom sax naan la may ma bu sañoon du la ñaan mais yàlla moo la wërsëgalee tey lu la kooku ñaan noonu la yàlla wërsëgalee lu leen ñaanee noonu la yàlla mën a wërsëgalee buntu boo xamante ni tey yow yaa am caabi ji ubbi ko ñëpp dugg ci c'est tout c'est ça di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier sénégalais yëpp di baalu encore une fois di excuser wu ci le fait que tuuti ma yàq seen émission man koy jéggalu bu baax a baax a baax ndax sama waajur bu jigéen dafa nekk nit koo xam ne mënu ma ko fàtte mënu ma ko aw ma maîtrise am daal sama yaay yooyu ñu ñaan yàlla defal la jàmm leader nga moo waral la chaîne des leaders seet si la soxna Ami ñu ngi kantaanu dañ lay remercier bu baax a baax ci disponibilité di la jéggalu bu baax a baax mbégte la woon la chaîne des leaders ñuy dalal benn leader bu ñu dootul présenté Ami bu série bii di doomu gaynde Ami Collé moom lañ doon am ak jotaay ñu ñaan yàlla mu defal ñu jàmm te defal leen ko beneen jotaay sur la chaîne des leaders fi amaani